Chers internautes sans limite, ravi de vous retrouver dal leen a jàmm actualité oblige tey nag dañu déplacé wu génn ci bureau yi ñëw ba Pikine Guinaw Rail fekk si fi benn ndaw boo xam ne candidat la à la mairie de Guinaw Rail sans plus tarder dañ koy bàyyi mu nuyu saafanteeg yéen wax ci problème d'actualité décliner programme wax aussi ses ambitions politiques Al Amine ñu ngi lay ziar. maa leen di ziar waa sans limite di leen dalal jàmm di leen wax ne yegg si leen ci jàmm ci seen kër seen gox muy Guinaw Rail Sud. Al Amine nga nekk candidat ci mairie Guinaw Rail Sud instant bi inondation bi nan ngeen ko dundee. bon en fait ku wax Guinaw Rail wax problème d'inondation parce que loo xam ne yàgg na fi ñun depuis bi ñu juddoo ba léegi dañ koy gis mësul am solution nag mësul am solution. tey booy xool li am démb ak barki démb ci révolte jeunes yi muy ay gox yu mel ni ay Kër Massar Diamaguène Sicap Mbao Guinaw Rail après ci ngay xam ne nos états ak certaines yi nga xam ne ay mairie la yu nekk ci ay localités yoo xam ne dañ ko xamee des zones yoo xam ne à chaque fois day taa comme ay Pikine Guinaw Rail bi nga nekk nii Diamaguène Sicap Mbao Kër Massar Djiddah Thiaroye Kaw et cetera et j'en passe da ngay xam ne les gens sont tellement limités que muy état bi que muy mairie yi mënoo taxaw nga ne boo déggee démb ñu naan def nañ 27 milliards pour ndox mi ren 27 milliards yooyu fan la jaar loolu man barki démb ba léegi damay posé wu cette question 27 milliards yi fan lañ ko dugal bu fekkee ne tey mënuñu di préparer nawet parce que problème bi mooy ñun Sénégalais xamuñu préparer politiciens yi xamuñu préparer këtti ne jond la ñu xam suba ñu sol seeni costume def seeni jesner pour dugg ci ndox mi tey li am barki démb yuuxu yi ñuy yuuxu ministre bi tey bu fekkoon ne tey c'est un ministre français wala kaana wala lu mu mënti doon buy ñibbi këram di démissionner parce que c'est honte yaa ngi dem seeti ay nit ñoo xam ne yàqule nañu amatuñ fuñ dëkk amatuñu fuñ toggee amatuñu fu ñu demee defi seen besoin naturel yi amatuñu loo xam ne sax fa lañ mën a tëdd toog di jooy ñuy dem ba naan ay liir dee nañ ceeg ay mag lap nañ ci nangam yow ministre nga osé wu def costume cravate ba mu rafet ànd ak sa protocole ngeen dem di def ay mbumbaay ak xumbaay tollatuñu ci air boobu noonu Sénégal dinañu yéex a dab ay Ghana dinañu yéex a dab ay Rwanda parce que politicien bi nga xam ne moo fi nekk ñu implanté ko depuis l'indépendance ba léegi fekk tàggoowuñu ak moom duñ ci mës a génn loolu tey moo waral lu bëri ñu koy gis tey nawet da nga koy waajal 6 mois tu appelles tous les personnes ressources tey yi nga xam ne war nañu mën a xeex inondation nga woo ay ingénieurs yoo xam ne xam nañu ndox xam nañu nu ñuy drainer ndox communes yi ñu commencé ko tey ci biir communes yi nga xool yan zone ñooy inondé ñaata kër nga xam ne tey bu tawoon tey kër yooyu c'est fort probable que dañuy inondé loolu lépp nga étudier ko nga génnee budget teg génnee ay matériel teg buñ ne taw bee ngi sóob nga liggéey ceeg météo taw bi fii ak 3 jours dinañu am 3 jours yoo xam ne dañuy tegle woo di taw mais nga implanté lépp teg bu tawee automatiquement da ngay déclenché boo déclenché ñooñu dinañ am jàmm dinañu tëdd dinañ nelaw mais dañuy xaar ba mu ne këtt na jon imaginez diggante 14 août ak 18 août ni Ndakaaru mel nga nekk ci biir capitale ñun ñu dëkk Pikine Guinaw Rail on est à 16 kilomètres palais bi nga toog ba mënatoo génn ñu toog péage bi ñu koy tëj xale yi di jóg di jàmmanteel parce que dafa metti tey man barki démb j'ai fait presque 4 heures de temps ci autoroute bi ci diggante Nord Foire ak fii 4 heures de temps dama toog ba bi ma ñëwee guddi gi dama am problème mu ndigg loolu lépp ci gestion boo xam ne c'est gabégique côté état côté commune yi après loolu dalay metti tellement que moo waral révolte bu metti bi nga xam ne moom la jeunes yi jógtee 3 à 4 jours yi te les choses vont changer ñoom ñu xam ko wala ñu bañ ko xam nañ ne les choses vont changer parce que jeunesse bi dootu leen mayeti dara ñun autant da nga doon toog rek sa yoon ci section wu cité bi parce que yàlla mu ngi lay may loo suturloo wala bàyyi woo leen xel ñu def ko affaire de famille affaire de groupe de personnes affaire de partisans léegi loolu amatul nañu bàyyi li ñuy def liggéeyal Sénégal mu nekk pays modèle nekk pays de référence tey da ngay barki démb buñ ne def nañ ci 27 milliards yooyu fan lañ ko def lan lañ ko jëndee laa bëgg poser wu question ak ci loxo ñan lañ ko teg loolu le président war a njëkk a saytu 27 milliards yi ñu dañ ko def ci inondation wu 2021 fan lañ ko dugal amul fenn da ngay dégg ne benn bonne volonté jënd na machine keneen jënd na machine ñi nekk ci koñ yi ñu ngi taqale di ngacc léegi ñoom li ñu génnee ci xaalis fan lañ ko dugal dañ ko génne ba pare séddoo ko comme d'habitude
loolu moo fi indi tey ñuy wax ay problème mu milliards diw sàcc na nangam milliards diw sàcc na nangam milliards ñun ci problème mu ay sàcc la ñu nekk ak ay problème mu am des gouvernants yoo xam ne c'est des voleurs ñun ci loolu la ñu nekk fekk juguñu ci étape boobu noonu billahi wala azim du ñu mës a développé loolu moom mooy blocage du Sénégal majeur. Ñun on a des politiciens yoo xam ne ñoom seen première mission mooy de voler lekk ba suur soog a xalaat askan bi loolu mooy metti nit ñi. déjà politique gu état bi fi nekk ngàññi nga ko bu baax mais en tant que futur maire situation bi mu amee yow ban plan nga teg wala lan nga def comme plan d'action ci sa diwaan bi nga nekk. ñun tey li ñu mën xam nga ñun tey on part avec nos maigres moyens ay ndaw lañu on part avec les maigres moyens du bord tey li ñu mënoon mooy ñi nga xam ne jege nañu xam nañ leen ñu dem ñu jàppale leen génnee li ñu am ak akus néew bokk kook ñoom ñu jënd que ça soit muy essence wala dolli ñu jënd moto wala nekk ak ñoom ba taw bi jeex ŋàccale leen loolu rek la ñu mën. beneen ressort bi mooy mbiru état la mbiru ñi nga xam ne ñoom la ñu jox commune bi ñu ŋànk commune bi la parce que ñoom la ñu fal jox leen budget jox leen lépp jox leen tous les moyens yi nga xam ne war nañ ko mën a liggéey ñooñu tey bu ñu liggéeyul ñun askan bi ñun ñooy gën a sonn parce que tey jii siis kenn voté lu ko budget pour que mu diriger commune am ay domaine de compétence yoo xam ne tey jii war na ko mën a permettre tey bu nawet ne bëreet rek ma jël benn 10 millions wala benn nangam def ko ci loolu état la loolu mairie la mais ñoom à chaque fois da ngay gis ne dañuy tardé wala même bu amee médecin yow après la mort lay nekk ñun ñëpp xam nañu ginnaaw raay koñ yenn ak koñ yenn ñoom ñooy taa loolu boo ko defee au début de mois de juin nga installé say lépp toog di xaar taw du la bett taw du yàqal ay kër parce que là on voit des maisons yoo xam ne fii ak 6 mois seeni borom duñ ci dëkk dañuy daw parce que dëkk bi metti na dañuy daw di wutuwaat luyaas dañuy daw kër yi fii ñun ñëpp xam nañ ni mu demee benn nit moo fiy góorgóorlu wala ñaari nit après loolu lépp dafay nekkaat beneen problème boo xam ne jeunesse bi dañ koy amaat loolu moo ñu sonal depuis que le Sénégal existe ñun liñ ci mënoon def nañ ko génne nañ suñu xaalis jàppale ñenn ñi dem nañu assister ñenn ñi fanaan ak ñoom di ŋàcc de 0 heure à 5 heures du matin dimbali leen au moins ñu am au moins benn abri boo xam ne dinañ fa mën a nekk en attendant que solution di am. maintenant quel message ci maire bi nga xam ne actuellement mooy gérer yéen seen commune ak gestion inondation. ñun li ñu leen di wax mooy gis nga wàllu mbënd dafa metti il faut recenser tous les personnes ressources yi nga xam ne seen domaine de compétence màcc na ci loolu nga boole leen ci loolu te il faut que tamit nit ñi di prévoir 6 mois avant nawet ngeen toog ngeen waxtaan ginnaaw raay 25 quartiers la yaatuwul ngeen ciblé yan quartier ñoo ciy taa yan kër ñoo ciy taa bu fekkee ne taw bi bari na ba bari ñaata maison ñooy taa 200 maisons la wala 100 maisons la vous essayez de faire benn système boo xam ne ñooñu tey même bu yàlla ji tawoon ak nu taw bi bari ils pourront rester dans leur maison parce que def nañu ay drainage teg nañ ay moto pompe def nañu lépp mais da ngay bàyyi ba mu taw ba nit ñi lóor ba amatuñ fu ñu dëkk nga soog a ñëw sol sa costume wala solu ànd ak sa équipe di photo wu di wane ne yaa ngi defu ngistal la ñun on n'a pas besoin de ça li ñu soxla mooy équipe boo xam ne tey lépp lu mu jëm muy wàllu njàng mi muy wàllu environnement bi muy lépp dañ koy càmbar woo des personnes ressources yu dëkk ci gox bi bu ko amul ñu wuti mainmise ci biti dolli ko ak li commune bi am pour que ñu bañ a ci nekkati ay médecins après la mort chaque jour noonu lay demee loolu lañ bëgg mu dakk ci Sénégal. deuxième partie bi balaa ñuy jeexal Alamine nga annoncer sa candidature te instant bi gis nañ ñu bëri que ne dañuy annoncer seen candidature wala sax ñu fal leen mais duñu am sax benn néeg fi nga xam ne moom lañ nekk maire yow avant ñuy dugg ci loolu waa Guinaw Rail est-ce que xam nañ la parce que aussi ci côté culture lañ la gën a xam que noonu est-ce que doonul aussi rappeurs yi nga téye en maire rek moo jëy Alamine mi ne day laaj ci mairie. Bon, man je pense que culture bi day ñëw au second plan parce que man yàlla dogal na j'ai fait des études aussi dem naa université am naa fa master en fiscalité peut-être yàlla moo ma nattu ci culture nag peut-être jox ma lépp culture màkk rek la ma yóbbuwul may na ma loo xam ne mën naa ci dund ñi ma yaakaar ci man seen wërsëg yàlla di ko jaarale ci man ñu koy séddoo
même bu dee dërëm la ñu koy séddoo maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla. Sama candidature à la mairie demande sociale la demande sociale la lu tax ma ne la demande sociale la parce que boo juddoo ci gox ba fi waaj am 40 ans 40 ans ñun xam nañu ginnaaw raay tey bu doon malade bu ñëwee ci ñun duñ ko analyser dañ koy faj directement parce que xam nañu pàcc yi metti yëpp xam nañ ko dañuy dem directement duñ sax toog naan dañuy diagnostiquer wala dugal ko machine ak nangam ñun ay nitu mbedd lañu ay xale lañu koñ yi mën naa gëm tracer la ginnaaw raay parce que fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee donc demande sociale la bu jógee ci ay nit ñoo xam ne ñoo màggandoo ay nit ñoo xam ne ils m'ont vu naître muy ay mag ay imam ay délégué de quartier samay tante samay nijaay ay bàjjen ay xarit ay grand frère donc tey ñu nekk tey des acteurs ci social di yëngatu ci lu bari loo xam ne tamit dafay laal ndaw ñi bu ñu la ci gisee nga dynamique ci am ci fulla am ci fayda mësoo bokk ci benn parti politique kenn dirigé wu la kenn nootu la man kenn nootu ma mësuma bokk ci benn parti politique mësuma lekk alalu politique mësuma lekk dara donc man su ma laajee ginnaaw raay war naa ko laaj te bu ma nit ñi tamit wóoloo ba teg ma ci bopp mouvement am nañ lu ñu yaakaar ci man yàlla bu suñu borom tas seen yaakaar yàlla nañu yàlla jàppale parce que tamit bu ñu bëggee changer ginnaaw raay il faut que ñu nekk ci biir système bi téye système bi yor ko parce que boo bëggee dévier vol pour détourner ko il faut nga nekk ci biir vol bi donc loolu tey moo tax ñu jóg pour que ñu séparer wu ak politicien bi nga xam ne moo fi nekk ci commune yi depuis 96 ba léegi ñëpp xam ko ñu teg benn politique sociale boo xam ne gestion boo xam ne la képp ku yeewoo ci commune bi da nga ciy gis sa bopp da nga ciy yëg sa bopp da nga ciy sentir sa bopp rawatina ndaw ñi parce que tamit devenir u ginnaaw raay suba ci ñun ndaw ñi la nekk parce que tey bu fekkee ne ñun fii la ñu màggee jàngee fi am fi lépp te expertise boobu noonu dugalaatuñ ko ci commune bi suba suñuy doom bu ñu màggee dans des conditions yoo xam ne c'est pas favorable ñun la ñuy blâmer ñun la ñuy poser question bi donc tey moo tax li fi am ñun ñëpp gis nañ ko on a un maire qui est là presque depuis 20 ans yu tegal système boobu la ñu bëgg mu jóge fi nit ñi di xam déjà doy na il faut que tey jii bu ay ndaw jiitee réew mi ñu voté des lois yoo xam ne loo mënti def tabaxal géej sa commune wala nekkal président baasal Sénégal mais boo defee 2 mandats nga doyal nga dem jox keneen mu ñëw fekk tàgguwuñu ak loolu rek man je pense que Sénégal du nekk pays modèle tey ñun am nañu ay chance génn dem ci àll bi sous raison bi dem nañ Europe mais boo gisee ni nit ñi di doxalee ak ni nit ñi di dawalee ñun da ngay xam ne on est très en retard ñun li ñu ñoral rek mooy politique boo xam ne tey maire ba moom ak ay nitam la wala maire ba moom ak ay waa partem la wala maire ba moom ak waa këram la il faut que loolu tey ñu tàggoog moom loolu deñ li nga xam ne askan bi ñoo ko moom ñu delloo ko askan bi ñu yëg ci seen bopp ñu gis ne lii mu ngi dox boo duggee ginnaaw raay tey nga am beneen xar kanam bu bees boo xam ne di nga xam ne lii commune modèle la ba ñu mën ko tey di lim ci commune modèle yi nga xam ne ñu ngi biir Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñu ngi ci biir région de Dakar bi tey loolu tey moom mbëbët candidat wu Al Amine tey ñu jiital ma man sama jëmm ju ndaw ji donc di ñaan yàlla suñu borom jàppale ñu ba au soir du 23 janvier yàlla suñu borom may ñu ndam. say ambition wax nga ko sa programme et tout mais sans bi application immédiate boo xam ne Al Amine war na koo def à part lim wàcc ci suuf joxe ay somme et tout beneen stratégie boo xam ne jeunes yi war nañ koo suivre en masse ba nga xam ne boo ko tegee rek dañuy gëm ne carrément que kii dinañu changer suñu ginnaaw. déjà ñun depuis presque léegi mu dugg ci 1 an ñu ngi liggéey ci projet bi ak ay kilifa ay mag yu dëkk ci gox bi juddoo ci gox bi yaroo ci gox bi màggee ci gox bi ñu ngi ci liggéey tamit ak ay ndaw yoo xam ne tey gox bi moo leen gis ñu juddu yaru nekk ay kilifa ci ay entreprise que ça soit muy ci public bi ak ci privé bi même sur le terrain que ça soit des artisans footballeurs yi bàyyiwuñu benn tous ñu ngi dem ñu ngi leen di conscientiser parce que tamit loolu la ñu manqué woon tey man je peux dire que ñun peut-être sens bi ñu am mooy on a eu à sortir fréquenter des hommes yoo xam ne nit ñi xam nañ leen ñu yeewu ci bëri ba pare ñun ñu amaat sensu jàng léegi loolu il faut que tey ñun ñu wan ko suñuy raq wax leen ne dëkk ginnaaw raay wala dëkk banlieue wala dëkk Sénégal wala dëkk Afrique du gàcce ndam la fierté la parce que ñun dañuy génn dem ci àdduna bi di def ay panel di toog ak
ñoo xam ne suñuy morom lañu mais du am lenn luñ ñu yóbbulee man guddi ginnaaw raay fii laa xam bu ma fi nekkul dama voyager donc ginnaaw raay suñu fierté la fierté boobu nag mooy tax tey ñu war a gëmloo suñu rakk yi suñu doom yi suñu xarit yi suñu nawle yi suñu mag ñi ne leen fii réew la parce que fii dañu am lépp ginnaaw raay amul domaine booy laal te amul benn personne ressource boo xam ne du juriste du médecin du footballeur domaine boo laal ginnaaw raay am na kenn koo xam ne mën nañ ko dem jëli exemple teg ko donc ñun lan moo ñu desee pour ñu réussir ñu boole synergie yooyu yëpp boole force yooyu yëpp tey nga xam ne ñu ngi fi ñu exploiter ko pour mën a réussir maanaam tey ñu def ko gestion boo xam ne gestion wu ñëpp la du ñu bàyyi benn doomu ginnaaw raay parce que man xam naa ci dara j'ai eu ay xarit yoo xam ne ñoo nekkoon à l'université ñii tey c'est des professeurs ñii tey ay médecins lañu ñii tey c'est des juristes ñii tey ñu ngi ci ay entreprises privées ñii tey ñu ngi ci diaspora bi ñu bëri ñoo xam ne bëgg nañu def mais xamuñu nan la ñuy defee wala kan lañ koy jox parce que li ñu gis doyu leen tey bi ñu porté suñu candidature les gens nous appellent de partout sama WhatsApp diaspora bi presque duñoo toog 48 heures yoo xam ne nekkuñu en réunion ak ñoom ñu ngi ci jàpp ñu ngi joxe seen conseil ku nekk yaa ngi xalaat ku am ay mboq tamit yaa ngi ko incité ci combat bi pour que ñun ñëpp ñu ànd defar gox bi. waaw sama dernier mot maa ngi remercier waa ginnaaw raay donc ñun di leen sant di sant mag ak ndaw gis naa ni ñu accueillir candidature bi donc gis naa tamit ni ñuy ñëwee ni may demee seeni kër noonu la ñuy ñëwee sama kër loolu tamit nekk benn force ci man parce que bu ay délégué de quartier di jóg di ñëw sa kër ay kilifa bokk ci yeneen parti nekk ay politiciens di jóg di ñëw ci sa kër ay ndaw yoo xam ne c'est des personnes ressources ay dignes fils de ginnaaw raay di ñëw di la woo téléphone ñii di la seet si ngeen di seetante ñuy bàyyi xel sa candidature di la wax ne ginnaaw raay yow la soxla yow la ndaw ñi bëgg yow la mag ñi bëgg loolu da lay motiver ñun loolu moo ñu fi bàyyi parce que lu ñu am ginnaaw raay moo ñu ko gënal tey changement wu ginnaaw raay mu nekk ci loxoy Al Amine wala mu nekk ci loxoy beneen jeune mais na ginnaaw raay changé xar kanam ginnaaw raay fi mu nekk ñu teggi ko foofu ginnaaw raay ci loxo yi mu nekk ñu teggi ko foofu jox ko ay nit ñoo xam ne am nañu vision ay nit ñoo xam ne nangu nañu boole ñëpp ci gestion bi pour que ginnaaw raay dem suba ku fi jaar ci année 2022 bi nga xam ne ginnaaw raay changé na ginnaaw raay commencé na changé parce que ay ndaw a ko yor ay borom xel a ko yor ay borom xalaat a ko yor ay ñoo xam ne bëgg nañu réew mi li ñu am yëpp delloowaat ko biir ginnaaw raay moo leen ko gënal ci loolu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yéen tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu ngi suivre site bi ñu ngi xool interview yu am solo yi ngeen di def ñu leen di sant di leen ñaanal affaire yi gën a yokk ndaw moom nii la rek liggéey rek moo am solo li ñu naan tey bul xaar mukk li la gox bi di defal mais yow xaaral li ngay defal gox bi tey à travers vous permettre ngeen tey un jeune bu dëkk ci banlieue bi rawatina ginnaaw raay exprimer wu wax ay mbëbëtam wax ay xalaatam ci dëkk bi tey àdduna bi yëpp dinañ ko gis dinañ ko yëg ñu ngi leen di encourager l'ensemble de votre équipe sa caméraman chauffeur bi ngeen àndal ak ñi ngeen bàyyi ci seen bureau yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ginnaaw raay ca kanam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam